yegg seen kaw wala ñu leen di maltraité di leen dóor ba dañuy daw bu ñu dawee dootuñu xamati fu ñu nekk nañu Sénégal chaque jour nga gis benn fille ñu bind ko elle a disparu dañ koy seet mais au fond à chaque fois les gens se demandent kii dañ ne réer na une semaine elle est revenue te ñëwaatuñu ci presse bi wala demaatuñu fenn wax ne kii de fii la nekkoon la plupart y a des histoires derrière soit papa yi jiitle moo ko doon maltraité ba mu daw su ñibbisee xam nga doo nettali loolu te la plupart seeni jabar dañ leen di bëgg ba dañ leen di nëbbal yenn affaires yi am na ay yaay yoo xam ne ñi ngi ci biir kër amuñu papa amuñu yaay seen jëkkër jooju rek la ñu xam ñu lekk moo leen jox laan moo leen solo yor seeni doom la question qu'elle se pose mooy kii tey bu ma fippoo fan laa jëm bu ma fippoo dem police wala ma dem gendarmerie wala moo ko sax si koñ bi nit ñi di ko xoolee fan laa jëm day xam ne kii mi ngi yegg sama kaw doom papa ji day xam ne jabaram xam ne ni maa ngi nekk ci kaw doomam mais du ñu wax xale yi nag bu ñu demee ba atteindre benn âge am benn maturité dañuy daw génn seen kër te duñ ko ñemee nettali fenn parce que ñoom itamit ñi ngi jéem a protéger seen yaay donc yu mel noonu dañ koy gis tout le temps biir Sénégal te bëri na fi nag bu ñu yaakaar ne bëriwu fi wala ay faits divers la mais daf fee bëri xale yoo xam ne dañuy màgg sax ak mécontentement da ngay gis koo xam ne dañu naan dafa soode diw dafa def li diw xamoo li ci ginnaaw loolu moo am Sénégal 88 628 89 90 88 628 28 28 ñu nekk extérieur 00 221 33 841 20 69 ñu bàyyi la nga daaneel ma gëstuwaat ci papa nangu naa li nga wax Safia effectivement c'est un problème dans notre société lu am la lu wér la père junj na ko sànq parce que nee na jàpp naa ne kooku sax du bàyyi ma jiitle la parce que comportement wu bàyyi ma lay doxal c'est vrai mais aussi il y a une chose à préciser entre yar bi métital bi ak daw bi c'est vrai c'est pas une exclusivité masculine c'est pas aussi une exclusivité féminine parce que bari na aussi yaay yoo xam ne ñàkk laa jur wala ñàkk a déggoog sa yaay wala ñàkk a déggoog sa papa daan nañ ko d'ailleurs sax soo xoolee scénario yi ñuy def théâtre sax moo ëpp sama tante moo ëpp n'est-ce pas donc am na ci mais ñu góor gi ñëw ki nga wax sànq yow vraiment man question yi nga xam dama koy posé wu yooyu ci la bokk est-ce que nit la est-ce que kii jëfi nit lay jëf may ñaan yàlla effectivement genre yu mel noonu yàlla na leen yàlla génn suñu société parce que day yàq gis nañ sax ñuy yegg ci ba ko di ko def seen propre fille ñoo xam ne nii sax duñ ay du doomu jàmbur sax sa doomi bopp donc vraiment àdduna yi nga xam ne man comprendre guma ko sama àdduna boobu ci la bokk très sincèrement. Safia mën naa dugal foofu tuuti. ayca yaa booy téléphone bi boo ñu ci mënee jàppale. comme ça ñu démarrer jël téléspectateurs yi. gis nga loolu nga wax ni moom la yónnee message ni la am na xale yoo xam te seen waajur yu kii seen bàyyi jiitle dañ leen di tëddee ñun ay jullit lañu l'islam ko njëkk a wax ni jigéen bu sëy ba tas sooy amaat beneen borom kër doom yi waruñu laa topp. déedéet kay. kañ l'islam ko wax de. Prospère nee na fii jigéenu Sénégal kuñ ci takk daal da ngay bëgg a yóbbaale sa doom. l'islam ka wax dañu ne l'islam jigéen ju sëy ba tas. sooy dem di am beneen jëkkër sa borom sa pap doom moo war a téye xale yi. source de problème la nga baal ma Adja bàyyi ma ñëw. nañ ko bàyyi mu yeggale bàyyi rek ma ñëw. nañ ko bàyyi mu daaneel. bàyyi ma ñëw. dañu naan la sa xale yi en général même su dee li nga expliqué su dee seen papa dafa dee yow ku jigéen ki avant say frère sa yaay ñoo daan jël xale yi téye leen ndax xel dafa ñaw xel dafa ñaw ndax loolu l'islam moo ko njëkk a wax te effectivement loolu la xas nit ku sëy ba tas ku góor ki jur doom yi moo war a téye doom yi su dee moom day sëyi feneen moom ay mbokkam ñoo war a jël xale yi téye leen ndax lii lañ si doon bañ ñu dem àgg seen bàyyi jiitli àgg seen kaw looloo tax l'islam ma wax ko su dee loolu du dëgg na am oustaz bu dugg weddi ma mais loolu am na. waaw non soxna si man. lenn rek ma jaaxal ci wax ji waxuma ne bon xëy na sama xam-xam ci l'islam tolluwul foofu mais damay logiquement par rapport ak xel mi ma yàlla may xalaat. parce que jigéen sëy na ak nit am ak moom ñeenti bant ñu jigéen. que ça soit muy l'islam. que ça soit muy sunu dans la vie tout court. jigéen mooy yar jigéen. donc forcément seen yaay la ñuy àndal. mais même su ma suivre sa logique yow ba ñoom ñu war a dem seen baay wala seen mbokki baay d'abord wax nga ko sànq. mën na fekk ne papaam gaañu na mais en tout état de cause
ñoo bokk dénominateur commun mooy ña nga ca kër goo xam ne ka leen di yar juru leen. dëgg la ça c'est le dénominateur commun. donte sax da nga wax ne l'islam loolu la wax. et encore que je mets un grand point d'interrogation. weddiwuma ko. mais dama koy gëstu. d'accord on va réfléchir un peu par rapport ak li maman wax parce que ki nga xam ne moom mooy doom. ñu jël ko ñu ne bu ko yaay yóbbu kër fi muy seeyee nañ ko jël jox ko baayam bi ko jur. je pense que fekk fa tantam. waaw d'accord foofu laa. c'est le même contexte. non je pense que traitement bi muy am en tant que papa xam nga par exemple Prospère bu andee ay doomam te peut-être soxnaam juru ko Prospère loi yi muy tëral ci këram. par force dañ ciy tegu parce que c'est le chef de famille. bokkul ak jigéen boo xam ne day dem ñu yor ko yoraale ay doomam. est-ce que yaa ngi may suivre. ki nga xam ne day dem ñu yor ko yoraale ay doomam c'est pas tout le temps que lay mën a exiger yenn yi. yenn saa yi ñu dóor sa doom wala ñu def ko lu metti nga muñ parce que da nga naan ah kii nag moo ma yoral samay doom moo leen di defal lii ma leen defal lii ma leen defal pourtant il n'était pas obligé de le faire. alors que papa ji moom fi muy taxawee ce sont ses enfants moo leen di yor moo leen di solal moo leen di jox ni lekk moo leen jox ni naan sama jabar soit day bëgg samay doom wala mu génn kër gi. c'est pas la même chose ak la dame bi nekk kër gële moom ñu bëgg ñu bañ normalement day téye day muñ ci lu ñu xam culturellement au Sénégal. xam nga doo tas gisagoo ki ku tas. ne damay tas parce que. ah c'est très rare. Sophia ñi nga xam ne dañuy fippu. merci beaucoup Aziz. waaw c'est un cas. Aziz loolu c'est un cas. merci beaucoup mais non dama ne ni ñu réfléchir rek par rapport ak ñi nga xam ne moom la yaay wax ne l'islam moo ko fa laa jëm si nii. mais Sophia tant que may tourner ci papa. ñaata nga gis ay doom. daw yooyu ñuy wax sax d'ailleurs. ci xale yooyu la ëppee. sa papa takk soxna indi ci kër fekk fa seen ndey mu toll ci jabaram foo xam ne. xale yi saa yi ñu wàccee seen papa seen kaw lay di dóor ba tudd leen ndax seen tante nee na nangam. waaw mais loolu moo gën a bëri. déedéet mais loolu Prospère bokk man xam nga ban contexte laay wax. le fait que bàyyi jitle bi di tëddee ay doomu jabaram. loolu laay wax man côté boobu laay wax. man moo tax ñu ne. waaw c'est vrai maanaam en fait ce que tu voulais dire c'est que di en fait diine. d'accord Sophie soo daan lee mat ñëw ci père diine day préparé nit ñi ci mais soo continuer ayca soo continuer après ma ñëw ci papa. d'accord maanaam diine day préparé nit ñi. ci lu bëri. ci les conséquences mais en fait dafa am loo xam ne ci conséquence dara xam nga jullit am na farata jàpp am na farata. boo ko xamul mën nga jàpp julli maanaam dafa am yoo xam ne obligation ci islam. am yoo xam ne diine da la koy wax ndax dafay jàpp ne moo ci gën. mais ci société bi ñu ne jox nañ la exemple bu pertinent di nga gis jigéen joo xam ne dafa dem ba mët kilifa jur ay yenn doom yoo xamante ni ay jigéen lañu mënu leen bàyyi ginnaaw kilifa jóge fële takk ko ne ko ñëwul ma uuf la ak sa njaboot. di islam dàq ko. maanaam effectivement day préparer doomu aadama ne la yow soo amee boo juree sa doom. nga am koo ko jox bu fekkee da ngay sëyi ji et c'est généralement ñu jur doom avant dañuy d'accord te l'islam dañuy sóoraale mais du loo xam ni en fait diine da ko def obligation bien sûr parce que c'est vrai da ngay wax ñu ne la lii ci sëy la bokk lii bokkul ci sëy jigéen bu ko dégg mën na jël doomam bàyyi ko ci ginnaaw mais Sophie ak tout ce qu'on voit instant bi ci dëkk bi ak li ñuy gis nii yëpp muy xew muy viol yi ci xale yi ni ñuy comporté woo et tout est-ce que c'est je dirais pas responsable mais est-ce que c'est sûr. ngay dem yóbbaale sa doom. ngay dem bàyyi sa doom feneen. fan moo gën a mag yi dañuy wax fan moo gën a wóor que suufu xaw ma lan nan yaay nan lañ koy waxee sax. waaw suufu fan moo gën a wóor et ëpp protection foofu. je veux dire que ne jigéen te kay sëyi sax Sophie diggante ndey ak doom. waxuma la nga nekk mag sax kilifa ñu ngi waaj a tollu âge sëy nga bàyyi leen ci kër xam ne tuutee des. mais nga bàyyi doom ju ndaw par exemple ak jigéen ni mu mel ak doomam na mu waree sëy sax du ko sëy ndax day bàyyi xel doomam ju ndaw ja mu bàyyi ca feneen ak papa loxo ku mu ko mënti bàyyi tout à fait papa ñëwal waaw li ñu wax lépp dafa am jigéen coow na ak borom këram ci biir kër gi ñëpp jóg goro yi njëkke yi ñëpp taxaw mu ndaw jël doom ne ko fiteet daal di tekki mbootu ñëw dëjal ko bàjjenam génn teg njëam ba néga ni ba Kajoor ak Bawal loolu amul tam déet jote na ak borom këram daw ñëw ne futeet daal di tekki mbootu jël gune nga ñëw dëjal bàjjanam wala uufal maamam ndax ne jote na ak baayam doxe fa dem ba tas doom joj day màgg du xam ndeyam doom joj noonu la desee ci kër baayam doom dina des kër baayam te lii ma leen wax su ngeen ko càmbaree gëstu ko am na góor jooy na jabar dem yóbbaale ak njabootam
mu am te lu ko naqari jóg dem tribunal ñu ni ko way épanouissement des enfants way la garde des enfants c'est la maman qui doit garder les enfants on va appeler les enfants et les demander il veut s'accompagner avec qui ou le papa ou la maman on ne sait pas mu ñëw juge bi taxaw laaj ñan nga bëgg a àndal ak xale yi fan nañu ëppee jàmm ñu ne waaw xale yi ñu ngi ëppee jàmm seen ndey te fekk seen ndey munu ca juróomi dërëm munu leen a yor. ndax xale yi la ñuy woowee jàmm noflaay la leneen lay doon. toogul. seen ndey du yendal. du fanaanal la ko jëlee ca kër baayam xamu leen ko. yow juge bi yow mi taxaw di àtte kii la tax mu jóg rek volontairement daal di pétard daal di bëgg a dem pour génn dem yoonam yow xamuloo ko yaa ngi àtte loo xam ne fekkee ko te yomal xayam da nga koy àttewaat. nga taxaw daal di demander épanouissement des enfants waaw ndaw si ba muy dem am na kër ndeyam am na kër baayam. baay ba génn na àdduna ndey jaa fa nekk. am na fa ab appartement boo xam ne lii ni nga koy loué lii moom moo ko dëkkee moo ko moom ndeyam nee na ko ñëwal nga dëkkee néeg yi ñëw na jël ay doomam daal di indaale waaye du toog du leen yar du yendal du fanaanal amul jot ndax tànk bu mel ne barmalum maabo barngalum maabo bi la dox rek dem wane ginnaaw njaboot ga am litige te moonte bàyyi ba topp na ca ba sonn jooy bëgg récupérer ay doomam ndax xam ne ni ñu ngi jëm ci beneen milieu boo xam ne départ bi yar bii nu amoon ak seen bàyyi mënuñu koo am feneen ci këru àdduna ndax doom sa doom yi ni nga ko waxee léegi waaw sa doomi bopp merci waaw kon noonu sax xaw na nga koo rafetal waaye su doon ci biti la ci Kajoor na nga ko waxee neneen doom joo nàcc ci kawam doom sa doom yi nàngam nan koy mën a téye beneen bàyyi bu mu dem man de loolu fi mu ne gisatuma ko bàyyi amoon ñëw na cëpp nu boole ñëpp daal di yilif ñee ay jarbaat nanu ñee ay njëkk jigéen nanu ñee loolu leen indaale ci kër gi ñee bi seen ndey di sëy si leen indaale ci kër gi ñu boole lépp daal di tëdd daal di jaaxaan ñëpp yéeg daal di toog ufu ci kaw loolu liggéey yemale ko ci dund di ci yar ba tey am nañ ci ay ministre yu ci nekk yoo xam ne doon naan bàyyi diw moo ma yaroon ñu ngi ma yóbbu woon Bambey ca bàyyi Serigne Fall ñu ngi ma yóbbu woon Ndar ca Nangam am na ñu ni yóbbu ñoo xam ne yóbbu ban leen yóbbu pour ñu leen yari doon xool jikko xool ba jikkoy mama umu neex ma gis ci moom lool téye na aw làmmiñam gàtt na ab tànk mandu te goo xam ne kii su ma sañoon jikkoom ci sama doom neex na ma nga yëkkati ko jox ko moonte daan na am de sama yaay doon ko joxe woon jikkoo taxoon te papaam chef de province la woon nekkoon école des fils de chef à Saint-Louis yoroon fa soxnaam soosu moom la jël sama yaay Xarjata Fall dem jox ko ca Ndar Elimanel Fall mooy baayam ñu naan ko Xarjata Banna ku dëkk Ndar di nga ko xam mooy yar sama yaay Xarjata mais bi maire bi ñëwaatee amul looy defar ci moom da ngay bëgg a copier ci maire bi xam na fu muy dugg xam na fu muy tegu tànkam xam na nu muy waxee kuy mbokk xam na lu mu war a séq ak yow aw làmmiñam mënoo cee fore wenn araf woo xam ne mën naa yëkkati sidditu jëw mbokk ñu ne kii Xarjata mi moo ko wax diw muy yaay Xarjata muy yaay Seenu bu baasel xam fu muy dëgg tànkam xam lu muy dox xam fu muy teg ba ku nekk daan nga mës a am envie pour yarloo ñii wala sa doom yaroo ci seeni wet képp ku ca gauche wala nga dëng yow yaa xam waaye ñoom seen warugar dinañ ko def waaye fànn wi ngeen wax yépp am na mais indi leen fànn woowu encore ci jigéen ji nga xam ne dafa toog nekk ci kër ba mujj mu ëlbati ko daal di dem yoonam yóbbaale ay gune nangu ko mu jaral ko yéeg tribunal ak wàcc te li muy xëccoo mënu ca dara waaw kon lu ko jaral atta muy waaw yor ay doomam rek day defante ay doomam nekk ci wetam ba muy jóge ca koñ ba ña fa nekk bu fi ba say doom yóbbul
te su demee du yar. ginaar ak fu muy yare da koo tal. c'est vrai. su demee day soli dàllam. D'accord. di defaru ba rafet commencé make-up. Jaayu. commencé dugg di dem. waaw. commencé make-up. du make-up na muy Papa wax. dafa baax. xam nga li ñuy wax xam nga ko. bàyyi leen jàmbur 88 bàyyi leen jàmbur tey dafa toog jàpp jàmburam nañ ko bàyyi. ay te nañ jël téléspectateur yi Aziz maa ngi ñëw ci yow maa ngi jégalu 88 628 89 90 88 628 28 28 ñu daal di jéem lamb ba xam am na ñoo xam ne composé nañ pour wax seen i xalaat ñoom tamit ci émission bi papa. waaw nañ ñëw salaamaaleykum. nañ ñëw. allo Mame Sidi allo. 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 soxna si noo def. waaleykum salaam. yaa ngi ci jàmm. allo oui. allo. allo. waa soxna si yaa ngi ñuy dégg. allo oui Safia. waaw soxna si est-ce que yaa ngi ñuy dégg. maa ngi ci. waaw ma ni est-ce que yaa ngi ñuy dégg. allo. bon 88 628 89 90 88 628 28 28 ñu làmb keneen xool ba xam 88 628 89 90 allo. 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 salaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si na ngeen def waay. ñi ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah. alhamdulilah.